yàlla def ko ci njabootam gu tedd gi, def ko ci ay saabaam, waaye yal na yàlla wesaare yërmandeem ci mbindeef yépp. ñu yëkki nuyu islaam yu tedd ak ziyaar di ko jëmale ci mbooleem jullit ñépp ñi nga xam ni fa tabarakallahu ñi ngi ànd ak ñun ci seen émission bi muy waxtaane xutabi seydina imaamillah il mahdi alayhi salaatu wassalaam. waaye mbokk yu tedd yi ñi ngi jagleel nuyoo ak ziyaar xalifatu seydina imaamillah il mahdi seyduna abdullahi ibnu seydina isa ruullah alayhi salaatu wassalaam ayadahu llahu wa nasarahu wa ataala umra. seydina abdullahi yal na yàlla dolli wéram, yal na yàlla dolli ay fanam, yal na yàlla yokk suturaam, yal na yàlla yokk nooteelam, yal na yàlla dolli ko jàppale ci yanu diine bi ko yàlla yan. fa tabarakallahu ñaan yooyu nag la ñuy ñaanal bépp xalifa diine, waaye di ko ñaanal itam ay rakkam yu tedd yi, di ko ñaanal itam njabootam, di ko ñaanal itam ñi nga xam ni ñoom la yàlla teg ci kanamu mbooloo yi muy aima yi, imaam yi ak muxaddam yi. fa tabarakallahu di ñaanal kuréelu ahlullahi gi yépp. ni ma ko waxee ci sama benn taalif rekk lay baamtu, rabbi yëkkil diine yëkkiy saaba baay laay fii duniyaak ëllëg yowmal xiyaami. fa tabarakallahu waaye ñu koy jaal ci tiis wi dal ci moom Seydi Abdullahi, muy wàccuk liggéey soxna su tedd di soxna Seynabullahi bintu Seydina Mandione Laay saaxibul kiram, ñu gënoon ko siiwe gënoon ko miine ci soxna Laali. ñu ngi koy jaal sang bu tedd bi, di ko jaal ay rakkam, waaye di ko jaalit njabootu boppam, di ko jaalit kuréelu axlullahi gi yépp, waaye di ko jaal bépp jullit. ndax soxna su tedd soosu danoo gisoon jëflanteem ni mu yaatoo woon ak ni mu mattalee woon ci mbindeef yépp. teraangaam xoolu ci woon doom, xoolu ci woon taalibe, ñépp la daan teral. fa tabarakallahu kon ñépp a ko ñàkk. kon ñu ngi koy jaal bépp jullit, waaye di ko ñaanal ni ko jullit yam ñaanale. yàlla na ko maamam ju tedd ja ak baayam yu tedd ya teeru. lépp loo xam ni mi ngi ko doon jëf ci diine ji, ndax ci toolu xare yépp mbaa boog yi ci ëpp gunge woon na ci sang bu tedd bi tey di Seydi Abdullahi ibnu Seydina Isa Ruullah. ba bal yay tàkk ca Casamance sax mook sang bu tedd bi ñoo àndoon. kon fa tabarakallahu seede yi sang yi def ci moom doy na. ni ki ko Seydi Muhammadul Amin waxe keroog ca ba nu koy jébbal boroomam, fa tabarakallahu seede yu rafet jële ko it nag ci Seydi Abdullahi. seede yi nga xam ni it moom la Seydi Maam Libaas ibnu Seydi Abdullah ñu gën ko siiwee ci Maam Njiin waxit ci bésu sikkar sa, seede yooyu it fa tabarakallahu doy na. kon nag macha allah dañ ne baax du weesu yaa baax. soxna su tedd su baax soosu kon fa tabarakallahu jiitu wàcc liggéey, yal na yàlla yokki leeram yëkki ko ci kerkeraani martabay bàyyi ya. ñu ngi ko koy ñaanal
fa tabarakallahu di ñaan yàlla njaboot gi mu fi bàyyi yàlla may leen xolu muñ te ñu desee barke ba. kon mbokku jullit yu tedd yi ànd ak ñun ci seen émission waxtaane xutab bi Seydina Imaamillah il Mahdi. tey nag dañu leen indil tomb ci xutba bi indiloon nañu leen ko fan yële ci ginnaaw waaye dafa am lu war ñu bamtuwaat ko muy tamu zakat ni ngeen ko xame muy ponk ci ponku islaam yi ginnaaw shahadatu an la ilaha illallah iqaamu salaat sunu borom zakat la taxawal fa tabarakallahu dooga indi sawm muy koor dooga indi nag xajjul bayt muy aj néegu yàlla ba muy kaabatullah kon zakat mooy ñetteelu ponk ci ponki islaam yi Seydina Limaamu nag alayhi salaatu wassalaam wax ci lu baree bari ci ay xutabam sunu boroom it dinu soññ lool ci zakat foog naa juróom-ñett fukk ci ay ayaat mbaalu ko topp dikk na di fàttali zakat te ñaare saa bu yàllay wax ci zakat daf koy lëkkale ak julli moo tax gis nga Seydina Limaamu wax ñu foofu ne fa man la zakata fala salaata la képp ku génnewul azaka na nga xam ni sa julli kenn du ko nangu zakat nag ren moom la yàlla dogal muy temu appel bi kilifa yu tedd yi sangu yu tedd yi dañu jël tem ne nanu waxtaane ci zakat moo tax ñu am fi invité sunu mbokk sunu xarit bu tedd muy Libaas Aan yore commission communication bu diine ji fa tabarakallahu amit taxawaay bu am solo ca Cambérène amit taxawaay bu am solo fa tabarakallahu ci rajo Jàmmalaay kon Seydi Libaas ñu ngi lay ziyaar ñu ngi lay dalal di la sant di la gërëm ci fa tabarakallahu teewaay bii nga xam ni am nga ko fi tey ak nangul bii nga xam ne nangul nga nu ko ci fa tabarakallahu invitation bi waroon nañu amit beneen gan muy Makalu Siise fa tabarakallahu waxtaanoon nañu ak moom ngir mu wéttali ñu ci plateau bi ba nanguloon nañu ko am nañ yaakaar fa tabarakallahu ne mu ngi ci yoon wi ndax nanguloon nañu ko ba ñu waxtaanoon ci ni fa tabarakallahu émission bi war a tëdde ak it ci tomb yi nga xam ni ci la waroon a dugg faram-fàcce ko fa tabarakallahu ni nu ko waxee zakat farata la sunu borom subhanahu wa taala digle ko xuz min amwalihim saddaqa tutahhiruhum wa tuzakkiruhum biha yàlla dena da nga jël ci seen alal génn ci zakat kon gis nga mën nga ne julli sax kenn du la ci forcé waaye zakat yàlla dafa jox yonent bi ordre ne na nga jël ci seen alal zakat tutahhiruhum ngir nga laabal leen wa tuzakkihim biha ngir it nga sellal leen kon nga gis ne zakat ci kañ nga xamante ni moom la ñu ko digal ngir mu def ko dina laabal alal ja nga xam ni fa tabarakallahu moom lay génne waaye itam dina sellal alal ja yemul ci sellal alal ja rek waaye dina laabal xolu jullit bi nga xam ni moo koy génne dina ko laabal ci lan dina ko laabal ci ak nay dina ko laabal ci ak kiñaan ndax ki nay du mën a génn ci alalam joxe ki iñaanit du mën a dimbali fa tabarakallahu doomu aadama kon moo tax zakat am solo dafay defar nafsu doomu aadama bu weesoo it la nga xam ni moom lay def ci société bi ndax boo xoolee alal
bi yàlla jox doomu aadama nit ki alal ja nga am alalu sunu boroom la nit ki yàlla daf ko wuutalal daf la ko dénk ndax alalu yàlla la l'homme n'est que le vice-gérant des biens qu'il possède waaye alal ja lépp yàlla moo ko moom yàlla ma jël alal jooju jox la nag yàlla dafa am nu mu la digale nga jëfee ci alal jooja dafa am nu mu la digale nga doxale ci alal jooja na nga ko dugal ci lu lew na nga ko def ci lu lew waaye it na nga ca dimbali sa mbokk jullit moo tax sunu boroom defaat une seconde répartition des richesses boobu nga xam ni moom la confier répartition boobu mooy lan mu ne yow mi am yéen ñëpp samay jaam ngeen yow ma dénk na nga jël ca la ma la dénk fa tabaarakallahu jox ka nga xamante ni nii amul yàlla wax ñu ci alquran juróom-ñett ya nga xam ni fa tabaarakallahu ñoom ñoo yeyoo lekk azak ñu gis ne kon fa tabaarakallahu diine yi jiitu woon yépp danoo indi zakat yonent yi woote woon indi téere indi diine ñoom ñëpp ku ci nekk fa tabaarakallahu indi woon nga zakat yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñëw indi zakat indi ci njàngale moo xamante ne ni njàngale mu am solo la xulafaam it ñëw wéyal njàngale yooyu ba ci boo xoolee Aboubacar Saddiq moo njëkk a jóg ngir xeex ay jullit yoo xam ni dañoo bañoon a génne zakat mu ne ginnaaw zakat farata la ordre la ci yàlla joxe mu ne bu ngeen bañee génne zakat ndax dafa am lenn ci kuréelu jullit ñoo xam ni bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam génnee àdduna dañ ne kon yonent bi moom la yàlla yónni woon moom rek moo yayoo woon ñu jël zakat di ko jox Aboubacar ne bu ngeen jëlul seen zakat boobu jox ma dinaa yëkki xare dal ci seen kaw kon nga gis fa tabarakallahu ne saaba yi ñoom ba ñu ñëwee danoo wéyal loolu nga xamante ne ni mooy zakat ba wax nañ ci am na kenn ci saaba yi fa tabarakallahu Omar ibnul Abdul Aziz moom sax la ñu dàkkantale ci xulafaa u rachiduna yi alxaamis le 5e calife rachidide ci xulafaa yi nga xam ni ñoo tegu woon ci li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digle woon ñu gis ne moom bi mu ñëwee indi na système zakataire ba nga xam ni zakat boobu xeexoon na ndóol ci umma islamiya ba demoon nañ ba daanaka zakat bi dañ daawuñu am kuñ ko jox ci jullit ñi ndax boobu daanaka dem nañu ba fa tabarakallahu zakat rôle ba mu war a jouer dëgg jouer na ko nga xam ni kon zakat bokk na ci objectif am éradication de la pauvreté ba kon pauvreté bi éradiqué woon nañu ko ci jamonoom ba nga xam ne dañ daan dem ci les non musulmans di leen dimbali kon fa tabarakallahu nga gis ne zakat buñ ko doxalee nanu ko war a doxalee jëfe ko nanu ko war a jëfee dina am impact bu am solo sur le plan social Seydina Limaamu nag alayhi salaatu wassalaam ba mu ñëwaatee ci jamono ne mën a démb mën a tey mu dekkalaat ponk islam boobu ndax Seydina Limaamu fekk na fi ñu bu ñuy génn zakat daanaka dañu koy génne rek ca lañu denc ci alal ba mu am at ba ci lenn ci li téere yi indi woon ci ne lii lañu war a génne zakat gisuñu ci woon lu mel ni ki lii génn ci géej muy ay jën gisuñu ci woon it ci yenn xeetu mbay yi muy lu demee ni ay fruits daanaka ñu bari daawuñ ci génne zakat
tey si tey am na kilifa gu mag ci réew mi ñu dàkkantale ko ci boroom xam-xam yi koo xam ni ci jamono jooju jël na sax gerte di wax ne bu ci kenn génn azaka ndax téere yi waxuñu ne nañu génn ci gerte azaka yàlla mayoon ko ci ñi jamonoon teg Seydina Limaamu laa lay wax de kilifa googu ci jamono jooju nee na ba mu ajee Màkka ba muy dem dafa yóbbaale sax ëmb gerte ndax bu demee foofu laaj leen ndax gerte gi war nañ ci génne azaka am déet booba fekk na saabay Seydina Limaamu yi alayhi salaatu wassalaam ndax booba kon nga gis ni Baay Laay bi muy woote fekkoon na ponk boobu di daanaka luy agoniser lu nu sàggane lu nu suul lu ñu rey booba fekk na saaba Seydina Limaamu yi bu ñu daan génne zakkaat ci gerte dañu daan natt ay pañe bu matee fukk ñu jël benn teg natt ay àndaar bu matee fukk ñu jël benn teg ba gerte ga la ca des ñuy natt ay pot bu matee fukk ñu jël benn ba teg ba mu des ay doomu gerte ba ñuy wàññi doomu gerte yi teg fukki doom génne benn ngir rekk bañ a lekk aqu yàlla ndax njàngale ma Seydina Limaamu wax alayhi salaatu wassalaam ne zakkaat alalu yàlla la képp ku ko lekk walla nga sànk ko xël set nga kaa fay bés ba nga xam ne alal du la jariñ doom du la jariñ booba ci waa kër Seydina Limaamu rekk ngay gis kuy yaxantu di def commerce bu jaayee ba noppi jël bénéfice am génn ca zakkaat ndax booba ña ngay atal di xaar lañu am ci bénéfice denc ko ba mu mat at ñu doog ko génne góor gi Sam Mbeng doon nijaayu Seydina Isaa Ruuhullah alayhi salaatu wassalaam ne ba muy ñëw di tàggu ci Seydina Limaamu ngir Seydina Limaamu ñaanal ko mu dem Gàmbi ngir yaxantu ji def commerce nee na ba muy dem Seydina Limaamu alayhi salaatu wassalaam daf ne ko Sam mu ne ko laay mu ne ko Sam mu ne ko laay mu ne ko Sam mu ne ko laay ba muy ñetti yoon mu ne ko baa demee fukk yaa am juróom-ñeent ya lew na la waaye benn ba bennub yàlla booba Baay Laay mi ngi fekk alayhi salaatu wassalaam ña nga xam ni ñoo daan yaxantu di def commerce balaa ñoo génn zakat dañuy ami bénéfice denc ba mu am at kon nga xam ni daanaka néew na ci jamono ñu daan génn zakat dama ci joxe exemple rek ci jamono ji dafa am bés may def conférence ca Mbour sur les enseignements de Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaatu wassalaam ba ma duggee ci ponku zakat ba daaneel ci intervention yi benn jaam yàlla ne man de daanaka ñaar fukki at a ngi nii maa ngi liggéey waaye ponk bi mosuma koo jëfe muy zakat te daanaka yàlla mi ngi muy suturaal bu baax ndax liggéey bi may def maa ngi ci sant yàlla lu mu dee weer dinaa am 1 million waaye nag 1 million boobu boo xoolee daanaka dinaa ko dépenser ci yenn bëgg-bëgg yi nga xamante ni mënoon na ñàkk waaye li yàlla mooy 1 million boobu bu ma ci génne woon zakat daanaka du ma tere dund te dinaa dimbali nit kon bés ni ki tey weer wu dee wu ma fayee kooti dinaa génne zakat ndax nii ko Seydina Limaamu waxe moo gën a dëppook xel moo gën a dëppook jamono te beneen wird la yorul wirdu Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaatu wassalaam ñu gis na nag bi jamono doxee boroom xam-xam yu bari ba ñu jàngaatee texte yi settantal ko danoo ànd ak Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaatu wassalaam ci ni mu diggalee zakat boo xoolee Yusuf Qaradawi tey si tey kuy wax ci zakat walla di wax sur le système financier islamique ci moom ngay def référence waaye teesam la mu ca défendre mooy que nit ku ci nekk la ngay fayeeku weer na nga ci génn zakat
faatu xaqahu yowma qasaatihi te loolu la Seydina Limaamu wax kon nga gis fa tabarakallahu moom ba muy wax loolu moom Seydina Limaamu wéetoon na ca waaye ba jamono doxee àdduna am na ñu ko ci fekk si waa kon nga gis ne nag ñun ñi nga xam ni ñooy saabay Seydina Limaamu di làmpi jamono war a leeral jamono ponk boobu buñ ko jàngalool waa àdduna dinañu réer ñu gis ne Seydina Isaa Ruuhullaahi ci jamonoom ba mu wutoo baayam dafa wéeloon doxalin woowu baayam doxaloon di yónnee ay ndaw ci gox-goxaan yi ñuy dem di jëli zakat bu ñëwee mu jël alal jooja téye ko jox ko ilimaan yi ñu koy séddale fa tabarakallahu ñi nga xam ni ñooy way aajo yi moo tax may faral di wax ne ci dëkku cosaanu laayeen yi gisaguma fa kuy xëy yor siwoom walla yor leketam naan sarax leen ma ci barke Seydina Limaamu Laay loolu de mësuma ko gis kon nga xam ni kon Seydina Limaamu projet de société am fa tabarakallahu éradiqué na lu bari ci wàllu pauvreté kon système de solidarité bi Seydina Limaamu indi moom moo indi jeexit fa tabarakallahu ci lii nga xamante ne ni mooy répartition des richesses et des biens ba daanaka nit ki du ndóol gu dina jóg di yalwaani gisaguma bokk laayeen boo xam ni judd na di laayeen ci ndey ci baay dëkk ci dëkk yi nga xamante ni fa tabarakallahu mooy dëkk yi ñu xam muy xëy di wër kër yi yalwaan da ngay gis kay ay jàmbur yu jóge fële di ñëw Yoof di ñëw Kàmbareen di ñëw Yëmbal di ñëw Malika di yalwaan naan barke Limaamu Laay kon loolu àdduna war nañu ko settantal war nañu ko fa tabarakallahu xoolaat bu baax mu mel ne nag tey li tax ñu am gan di Maam Libaas Aan dafa di ngir ñaari mbir la ca jiitu muy président bi yore wàllu commission communication ci appel te mu appel bi nekk zakat ñaareel bi ñu gis ne yàlla dogal na 21 avril bii weesu am na ndaje lu rëy lu amoon Kàmbareen ci njiitalu Seydi Cheikh Mbacké ibnu Seydi Abdullah mu woote ngir fàttali jaam yàlla yi ponku lislaam bi di zakat mu fàttali niki ko boroomam subhaanahu wa taala jàngale niki borom bi subhaanahu wa taala digle waaye it mu fàttali niki ko maamam ju tedd ja Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaatu wasalaam dekkalewaat mu def ci yitte lool def ci pas-pas lool jël ci ay responsabilitéem ndax nit ku ci nekk ëllëg sunu boroom dina la laaj fa say responsabilité tollu kullukum raa'in googu Seydina Limaamu dinu fàttali bu kullu raa'in mas'ulun an ra'iyatihi ndax nit boo dee kilifa ñu naw la jiital la di la wekk ngir mbir moomu danga ko war a yittewoo daf la war a jaral lu ne loolu nag la Serigne Cheikh def woote jël responsabilité am ci zakat waaye nag la maamam daan wax ne xuus ca kaala jiite bàyyi laay dana xuus ca kaala jiite lu la waaye di digal lu ne rek na la ca mën na la ca jiitu mu daal dee yëkkati lu am solo teg ci taabal ji ne nag na jaam yàlla yépp def lu mel nii kon mooy lu nuy rafetlu képp kuy saabab Seydina Limaamu rafetlu nga loolu te it ñu koy ñaanal Serigne Cheikh fa tabarakallahu ci initiative bu rëy boobu yool gi yàlla na ko yàlla fay boole ko jullit ñépp te it yàlla bu ci seytaane am yoon yàlla na sunu boroom fa tabarakallahu mottali yéene boobu nga xam ni moom la am muy dundalaat zakat ba ak ndóol wàññeeku ba ñàkk jóg fi ba fa tabarakallahu
laayen boo gis jullit boo gis muy sant loolu mooy yéene bi kon it fa tabarakallahu dina nu ñëw ak Seydi Libaas ci mu wax nu jàngat ba nga xamante ni nii am nañ ko ci bés boobu wax ñu li waraloon dëggi-dëggi woote ba wax nu it naka la ñu organiser kuréel googu nga xam ni moo jóg ngir dekkalaat zakat ginnaaw loolu it dinañu laaj Seydi Libaas bilan ba nga xamante ni jële ngeen ko ci journée ba waaye it wax nu perspective ya ndax li tax danoo bëgg mu am jeexit ci yeneen ëtt yi yeneen pénc yi ak yeneen dëkku laayeen yi nga xamante ne ni fa tabarakallahu war na noo dégg message bi nga xam ne moom la Serigne Cheikh joxe ba mën ko jëfe nii ki ko waa Cambérène jëfe yell na nag mu tàmbalee Cambérène ndax Cambérène mooy capitalu diine ji Seydina Limaamu alayhi salaatu wassalaam Yoof la juddoo fa la gane àdduna fa la màgge fa la wootee ba mu génne àdduna it fa la nu ko denc waaye nag Cambérène la sanc kon Cambérène mooy capitalu diine ji foog naa loolu yàgg na nu dégg ci Seydi Abdullahi mu koy wax ne fii mooy capitalu laa ilaha illallah fi may daaneele mooy di ñaan yàlla sunu borom subhanahu wa taala sumb bi yàlla na ko yàlla yeggali yéene bi ci Serigne Cheikh am moom la ci ay magam am moom la ci ay baayam am te ku dégg kàddoom la mu wax mooy ay baayam ak i magam lay dimbali ku dégg kàddoom it xam ni it kuréel yi nga xam ni jógoon nañ fi di yëngatu ci wàllu zakkaat ak lu ko dundal ak lu ko fa tabarakallahu yëkki kuréel yooyu la Serigne Cheikh tey di dimbali kon fa tabarakallahu ñi ngi ñaan yàlla yéene yooyu yàlla na ko yàlla yeggali mébét yooyu yàlla na ko yàlla yeggali ndax bu réussiree ndamu kuréelu ahlullahi yépp lay doon Seydi Libaas ma nettali la benn anecdote bu ndaw ci daje yi ñuy faral di am di weccee ci wàllu diine dafa am bés nga xam ni la ñuy wax dialogue interreligieux léeg-léeg bu nu ko waxee Sénégal dañuy foog ni jullit rek ak catholique waaye léeg-léeg dinaa participer ci ay rencontre yoo xamante ni nii am na ay diine yoo xam ni keroog laa koy doog a dégg wallahi bi ma ci mujj dem ci Cincinnati muy aux États-Unis rencontre bi 16 religions ñoo fa daje woon fukki diine ak benn waaye nag ku ci nekk dinañu la déglu nga wax ci la nga gëm waxit fa nga bokk njàngale ya nga xamante ne ni lañu fa mën a jële ak lañ fa mën a jariñoo ba may wax ci islaam ba yàgg fa tabarakallahu dugg ci zakkaat ci ni ko Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaatu wassalaam indee duggit ci santullaahi bi ni ko Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaatu wassalaam jàngale benn jaam yàlla di américaine juive mu ne ñaari njàngale ngoog yoo xam ni bu kuréel gi xamoon dayoom xam pertinence am dinañ ci góorgóorlu bu baax dekkal ko mu ne ndax da ngay xool àdduna yahud yi 20 millions lañu fi te àdduna bi tey dépassé na 5 milliards d'habitants te 20 millions yooyu tey ñoo téye àdduna mu ne ndax lan
principe de fraternité boobu Seydina Limaamu jàngale ci sant laay ñoom ñëpp yahud ba nekk Liban bu ñëwee Sénégal du gis yahud bu fi nekk di torox dina ko jàppale dina ko dimbali dina mel ni ku mu bokkal ndey ak baay Seydina Limaamu santulaay bi dafa dàq barrière yi amoon suñu diggante muy waaso indi cette fraternité islamique al uquwa billahi nanu bokk ngir yàlla xam ni li nu bokk moo ëpp solo lépp muy pas-pas bi xam nga da ngay gis bu njëkk boo demee cib dëkk da ngay yegg si ne ndax dëkk bi am na laayeen nga wër ba gis ko moom ngay defub xarit moom ngay waxtaanal moom ngay àndal moom ngay yendool wala ngay dox ba gis ko yor kurusub laayeen dootoo tàggoog moom danga ko naan waa jaam yàlla bi yow laay mu ne la laay maxtaar fa tabarakallahu nga gis cofeel gi dugg mbokkoo gi dugg muy principe bu uxuwa boobu Seydina Limaamu indi cette fraternité islamique ci laay bi kon lu nu war a dundalaat la lu nu war a dekkalaat la mu ne deuxième principe bi muy le principe de la zakat ni ko Seydina Limaamu jàngalee ak ni mu ko organiser muy la dîme ci ñoom ci seen diine mu ne ndax bu ngeen xamoon ñaari jàngale yooyu ak dayoom fa tabarakallahu di ngeen ko jëfe di ngeen doon une minorité boo xamante ni une minorité buy peser la ca fa nu nekk à tous les niveaux que ce soit sur le plan social que ce soit sur le plan politique que ce soit sur le plan économique nga gis ne loolu dañ koy gisaat ci Seydina Issa Ruuhullah alayhi salaatu wassalaam bi mu fii nekk ci jamono jàngale mii di dox bu ñu nee grand marabout kenn la muy Seydina Issa Ruuhullah grand marabout de l'Afrique de l'Ouest ndax lu tax ndax njàngalem baayam yooyu nga xam ne booba saaba yeeg ñëpp a ngi koy jëfee yeneen këru diine yi fu nu rafle mosaat na am ci jamonoy xiif ba rafle amoon na xiif amoon na ñëpp dañu daan daw di ñëw ci Seydina Issa Ruuhullah ngir mu leen di dimbali gis nga tey way yu bari yu ko ay kilifa diina way lan moo ko waral nekkoon ci ay njàqare ba ñu ñëwee Seydina Issa Ruuhullah dimbale leen ci njàqare yooya te Seydina Issa yoruloon ay entreprise yoruloon ay société communauté ahlullaahi la yoroon communauté boo xamante ni fa tabarakallahu dañ leen xiirtaloon ci liggéey waaye it xiirtal leen ci génn zakat kon foofu laay daaneele ngir mën a ñëw ci libaas moom it fa tabarakallahu mu tontu laaj yi nga xam ni moom lañu ko laaj waaye balaa ñu ñëw ci libaas ñuy ñaan Seydi Maxtaar mu indil ñu tuuti zikr macha allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيدنا الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki auditeurs yu Jàmmalaay FM ñoo ngi am mbégte bu rëy mbégte moo xamante ni am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ci honneur ak teranga gi nga xamante ni suñu xarit suñu wóllëre suñu sëriñ di Ababacar Laye Basse defal ñu ci guddi gu tedd gi ngir ñu ñëw waxtaan indi ay kàddu ci loo xamante ni yàlla xam na ni moom moo ñu ko gën a xam fuuf muy waxtaan ci wàllu zakat waaye balaa ñuy tàmbali waxtaan bi di ngeen ñu may ñu jotal suñu ziyaar suñu kilifa suñu yaakaar Seydina Baye Abdoulaye Thiaw Laye yàlla na ko fi yàggal yàlla yàggal may ko wér oyofal yen bi nga xamante ni moom la suñu borom teg ci kawam jàppale ko ba lépp lu muy yóotu wala lu muy mébét ci diine maamam ji yàlla yombalal ko yomb na suñu borom yàlla na ko yàlla def di jotal ziyaar bi njabootu Seydina Limaamu gépp gi nga xamante ni moo nekk ci kaw suuf te Mouhamadou Makhtar ibn Seydina Mandione nekk ca bopp ba waaye aussi di profiter comme ni ko Ababacar defee ci émission bi tribune bi ñu offrir ngir yóbbante suñu njaal ci suñu sang ak njabootu Seydina Limaamu ak Ahlu Laay gépp ki jël gi suñu borom jël suñu wasila moom it di Adja Seynabou Ndione Lahi yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko yàlla na ko yàlla xaroo àjjana bu baax yàlla na àllaaxira di doon noflaayam yàlla na ko yaakaar ya teeru teral ko mu doon soxna su am solo banqaas bu amoon solo ci diine Laayeen bu fàq waaye suñu borom moo gën a baax am na fay yàlla na ko suñu borom fay lépp li nga xamante ni moom la doon liggéey lépp li nga xamante ni Mbaye Bass ñaanal ko fii yàlla na ko dal incha allah di ñuy profiter également ci occasion bi di féliciter di ñaanal Chérif Mouhamadou Lamine Laye ndax barki démb ci dëj bi mu teeroo président de la république defe naa kuy laayeen bëgg nga ci wax bi ni mu ko tënkee teg ko ci yoon mu méngoog naqar wi nit ñi am defe naa ñi amoon naqar bi mu waxee ñu ci bari seen xel firgi na waaye li ci gën a neex mooy la mu tëjee benn misaal bu ndaw la def dafa ne lu dul dëgg du yàgg la wolof yi wax walla la nit ñi wax mu ni waaye nañ poser question ci li fi yàgg nag donc mu doon lu am solo ñu koy ñaanal yàlla yokk xam-xamam woyofal moom tamit yan bi nga xamante ne moom la suñu borom teg ci kawam yàlla yàgg leeral kanamam ba lépp lu mu sumb ci diine maam bi suñu borom dimbali ko mu sottal ko bi ci des mooy Babacar dafa am lu am solo lu mu duggee moo tax il faut ñu may ñu gërëm ko ci d'abord ci invitation bi waaye boo xoolee ñi waxtaan ci pensée rationnelle dañuy wax ni contexte dafa am solo parce que contexte rek moom moo la mën a tax nga xam problème boobu lan moo ko indi xam problème boobu fi mu jóge ak fan nga mën a jaar pour wut ci ay saafara defe naa boo xoolee Ababacar ni mu ubbee émission bi dafa indi li ñuy wooye démarche en entonnoir dafa jël
ci diine yi nga xamante ni sax duñ diine l'islam ni ñu indee woon ñoom zakat donc du général la jóge moom wàcc ci diine islam donc jël suñu borom teg gannaaw li ñu suñu borom sant mu wàcc ci yonent bi directive bi ko suñu borom jox ni ko jëlal ci seen alal ak njàngale ma fa am yépp mu wàcc wane ni malgré jàngale boobu yépp nit ñi am na lu bari loo xamante ni digle yonent bi la woon dañ ko doon bàyyi wala leeraluñ ko woon ba ci ni mu ñëwee ci Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaam moom mi nga xamante ni mooy borom jamono moo war a leeral ni mu indee zakat ak complément yi mu indi ci aspect yi nga xamante ni kenn waxoon nañ ni kenn du ci joxe zakat moom mu ne dañ ciy joxe zakat ba ci bi ci gën a fës mooy salaire mensuel salaire bi ngay am fin du mois donc nga gis ni Babacar dafa jàngale defe naa bu ñu yemoon ci li mu wax waroon na mën a doy ndax système de solidarité bi mu junj moom la Seydina Limaamu indi muy innovation boo xamante ni mooy innovation majeure en tout cas ci ñi ñu jamonoon tel par rapport ak ñoom ni ñu gisee woon ak moom ni mu indee nga gis ni donc du leen lu dul Seydina Limaamu lim nu jàngal ci xutba yi répététi ko toftal ko ci julli mooy li mu ciy viser rek mooy une meilleure répartition des fruits de la croissance man du ma wax richesse damay wax fruit de la croissance parce que liggéey mooy indi croissance mooy indi maanaam yokkute boo liggéeyee fayeeku boo fayeekoo yokku parce que di nga am loo amul woon avant weer bi di dee Seydina Limaamu ni nañu fexe ba loolu di yokku ñu ciy génne buñ ci génnee dajale ko amaana buñ ko séddalee ki am soxlam dina faju ba ndóol du am donc ni mu ko waxee duma ci dellu si waaye yàlla dafa dogal comme ni mu ko waxee le 21 avril bii passé doon lundi bii passé ba ko jiitu Serigne Cheikh Mbacké dafa woote woon ca Cambérène woote bu mag defe naa kilifa yépp teewa woon ko média yi wax nañ ci ba actuellement Ndakaaru foo romb nit ñaa ngi lay interpeller gauche droite di la laaj ci mbir moomu nu mu demee parce que dafa teg loo xamante ni lu sensible la waaye initiative boobu fan la jóge Serigne Cheikh dafa toog def benn constat bi mooy li ko indi constat empirique la mooy loo xamante ni du sax xel mu daw waaye nit ñi nga xamante ni ñooy ñëw di ko interpeller moroomam ci comme ni nga ko waxee ni ko Mbaye Bass waxe woon bu njëkk du ñu doon xam sax ndax nit ñàkk na ci Cambérène wala ci axlulaay donc Serigne Cheikh yéemu ne waaw situation bi ni mu demee ni yéeme na il faut ñu xool bi mu jàngatee mu ne waaw mais ñun suñu borom tegal nañu fi ñu war a jaar ba situation bu mel nii warul am mooy lan mooy zakat mu lëñtu est-ce que nit ñaa ngi génne zakat bi mu gëstoo ñaari réponse la am benn bi ñenn ñi dañ ne ko man maa ngi génne zakat waaye am na koo xamante ni chaque fin du mois moom laa koy jox beneen bi ñenn ñi ni ñoom du ñu génne zakat wala géej nañ génne zakat donc nga jàngat ci ni donc ñun li ñu Seydina Limaamu def digal ñu ngi koy def waaye question bi ñu war a poser mooy est-ce que ñu ngi koy def ni mënu ko sante Serigne Cheikh ni donc zakat bi buñ ko jëlee bëgg ko gérer de façon individuelle amaana dinañ respecter prescription divine comme ni ponk l'islam waaye rôle final bi mu war a jouer mooy bi nga contribuer à lutter contre la pauvreté contribution lay doon ci la ne xaaral ma interroger histoire bi mu interroger histoire comme ni nga ko cité sànq bu njëkk ci kilifa yi fi jiitu woon depuis Seydina Issa ndax ni nga ko waxee noonu la Seydina Issa
Seydina Limaamu dafa indi ëmb rek teg waaye Seydina Isa moo ko fecci bu dee ay recherche la da ngay wax ni Seydina Limaamu moo découvrir waaye Seydina Isa moo expérimenté moo ko jël appliqué ko à travers laboratoire am yi nga xamante ni mettroon na ko en place lu mel ni ëtt yi lu mel ni maas yi ak yeneen ak yeneen donc Serigne Cheikh gëstu ni Seydina Isa ba ci xalif yi dañu daan organiser collecte de la zakat la fonction collecte parce que booba ñoom gisoon nañ ni bu ñu bàyyi woon ku nekk def ko 8 ayant droit yi nga cité sànq amaana dinañ ko jox ñeneen que 8 ayant droit yooyu moo tax ñoom liñ ci gëstu woon dañ ko daan collecte dajale ko jébbal ko imaam yi ak borom xam-xam yi nga xamante ne ñoom ñoo xam li téere yi wax ni noonu la ñu war a joxe zakat ñu joxe ko ni donc ci biir jàngat boobu Serigne Cheikh dafa gis ni daal en réalité ñun zakat ponk la ñu ngi koy jéem a def waaye niñ koy defee dafa mel ni yellul ak ni ko kilifa yi santaane woon mu ne nag il faut ñu wut ci pexe ci biir loolu ci la woo ay nit yu mu yaakaar ñu toog ay semaine di ci réfléchir di weccoo xalaat naka lañu war a def naka la jàngat ba jàngat yi partager information ba nga xamante ni wóor na ni ñoom ñëpp am na même gis-gis ak li Serigne Cheikh bëgg mooy fexe ba zakat mën a jouer rôle bi nga xamante ni moom la ko l'islam jox d'abord sellal am yi parce que am yi bu sellul chaque fois dañuy am impression que ni li ñu am doyul alors que buñ ko doon génne ni ñu ko war a génnee mu sell li ñu yor lépp day barkeel lu mu tuuti da nga ciy mën a dund defe naa Ababacar wax na ci wax ju am solo donc Serigne Cheikh woo ay borom xam-xam ne leen nañu waxtaan ensemble ñu xool naka la ñuy mën a tege benn jéego la ndax bu ñu fàtte ni organisation bu mel ni groupement central commencé woon na di ci réfléchir lu bari waaye Serigne Cheikh def naa bi mu ko waxee ni mu ko waxee Cambérène dafa ne lii ñuy def groupement central la ñuy liggéeyal bu sottee groupement central moo koy jël jariñoo ko ñu mën ko lawal donc du loo xamante ni day répliquer wala day concurrencer mais sotti si ak def si rek lañ koy mën a tuddee bi ñu toogee waxtaan ñu ne mbir mi bu dee théorie la rek di wax duñu avancer waaye nañu xalaat noo xamante ni dañ mën a pratiquer noo xamante ni boo ci wooyee jaam yàlla yi def la pédagogie par l'exemple amaana dina def tache d'huile li ñuy wax tache d'huile maanaam dina am ñoo xamante ni peut-être bëggoon nañ ko waaye xamuñu fu ñu war a jaar nga mën leen a xëcc ñoom ñu ñëw ci mbir mi ci la toog waxtaan ak ay kilifaam dem seeti ñam war a seeti ñu jox ko ci ndigal mu woote ndaje bu mag le 21 bi ñu ñëwee mu expliqué donc moom ni mu ko xalaate woon mooy jàngat bi nga ciy jàngat dëgg mooy dafa mel ni kon ñun dañu bàyyi li ñu suñu borom digal suñu yonent ñëw wannu nan lañ ko war a def dafa mel ni dañ ko bàyyi wala dañ ko fàtte wala dañ koy fàttelu wala dañ ko réere bokk te muy loo xamante ni obligation la ci ñun obligation mooy loo xamante ni boo ko deful daan tegu ci sa ndodd mu ne léegi nañ organiser wu ni ñuy organiser woo mooy Serigne Cheikh ni nañu fexe ba fonction collecte maanaam dajale zakat ñu delloosi ko parce que du fi gan amoon na fi nañ ko delloosi nañu delloosi fonction dajale zakat bu ñu ko dajalee ndax dañ koy dajale rek séddale ko ku ñàkk dépense ñëw Serigne Cheikh ne non kon loolu dañuy dem ci gestion individuelle bi mooy dañuy placer ki nga xamante ni moo war a jariñoo zakat ci position wu toujours muy tàllal loxo di ñaan jën alors que war nañ ko mën a jàngal nu mu nappe Serigne Cheikh ni donc comme juróom-ñett yi ñu wax ni dañu war a am zakat ñëpp
am na si ñoo xamante ni mënatuñu liggéey te donc il faut ñu leen di jox zakat Serigne Cheikh ni fonction boobu tamit nañ ko garder donc lu ñu mënti dajale tamit nañu ci jël pàcc boo xamante ni ñooñu nga xamante ni mënuñu liggéey ñu leen ci compal de temps en temps ñuy mën a dund comme ñëpp dans la dignité Serigne Cheikh ni bu ñooñu wéyee waaye ñeneen ñi nga xamante ni jafe-jafe àdduna rekk leen jàpp waaye amaana ku leen dimbali woon fii ak 2 weer ñoom ci seen bopp sax croissance ñëwaat ci ñoom ba ñu mën commencer di génnee zakat ñooñu dafa laaj ñu accompagner leen donc loolu tamit nañ ko xalaat ñu teg ko Serigne Cheikh ni système bi bu ñu bëggee mu dox nañu fexe sax wut ay nit yoo xamante ni dañ leen di jël ne leen seen rôle mooy toppatoo initiative bii bu ko jaree ñu leen ci fay donc mu indi li nga waxoon ci xalif Oumar Ibn Abdel Aziz moom mettroon na en place ci li ñu jàng ci histoire médiévale une administration bu doon toppatoo zakat une administration bu fonctionnelle boo xamante ni defe naa référence bi en la matière moom la donc bi ñu xoolee loolu donc nga gis ni ci wàllu organisation ñu ne nañu fexe ba nga xamante ne day am li ñuy wooye un fonds d'urgence boobu comme ni ma ko waxee mooy gérer ñi nga xamante ni ñoo nekk ci jafe-jafe yu tar mënatuñu liggéey il faut ñu jàppale leen ñu ne beneen wàll bi mooy fonds d'appui aux initiatives locales mooy ñi nga xamante ni dañ leen war a jàppale encadrer leen encadrer bi nag dafa laaj ñu leeral ko ndax jamono bi ni mu mettee jaadu na nga ñëw jël nit ki rek sous prétexte que dañ ko war a jàppale mu liggéey nga jël xaalis jox ko mu génn soxla dab ko mu def ko ci ba nekkat ci situation ba mu nekkoon defe naa approche yi am ci ONG yi suñu ko jëlee indi ko fi nga xamante ni système d'encadrement réel lay dem boobaa dinañ mën a jàppale nit ki te duñ ko mettre ci situation yoo xamante ni dina ko gën a indil jafe-jafe moo tax ñu waxoon dañu mettre en place benn équipe boo xamante ni seen xam-xam màcc na ci loolu su ko defee ki nga xamante ni moom dafa ñëw ni man bëgg naa ñu jàppale ma am poulailler mën a demal sama bopp waaw d'accord suñu xamee projet bi ñaata lay jar nañ mettre en place un système d'encadrement bi mooy fexe ba mu am local bi adapté na fexe ba wutal ko ay poussin fexe ba wutal ko matériel avicole fexe ba mu mën ko wutal aliments yi nga xamante ni moom lay nourrir li ci des moom force de travail am lay indi donc noonu buñ ko defee dina wuuteeg nga joxoon ko 100 000 francs yoo xamante ni mën na am sax du ko ci dugal parce que soxla àdduna dina ko jàpp te buñ ko jàppalee noonu dans les 45 jours qui suivent donc mu mun a génne production am teg ko sur le marché donc croissance mën a commencer juddu ba mu ciy xalaat sax moom ci instant boobu di génnee asaka donc Serigne Cheikh exemple yi bari na boo ko jëlee ci wàllu jigéen ci wàllu ñiy napp ci wàllu leneen ci wàllu sax jaay jën war nañu xam nañ suñu jigéen yi li ñuy daj ci marché yi xamante ni dañuy xëy yor seen paan dem ci marché borom boutique yi ñëw jox la 10 000 francs wala 5 000 francs ne la demal jëndi waaye boo may delloo danga may tegal te système bancaire classique defe naa wane na ay limitam te avenir bi defe naa chercheurs yu bari wax nañ ko avenir bi suñu bëggee crise bi nga xamante ni financière bi moo am defe naa chercheurs yu bari nee nañ il faut retourner au système financier islamique loolu moom defe naa léegi bon peut-être ñenn ñee koy nëbb mais ñi xam en tout cas dans la finance internationale ñëpp d'accord nañ ni y a que le système bancaire wala financier islamique qui peut constituer une solution pour la crise donc Serigne Cheikh ni nañu def loolu ñu teg en place un comité d'initiative boo xamante ni Babacar Fall bu Cambérène moom moo ko jiite di Mbay Fall donc moo am ay commission am na commission boo xamante ni li ko tax a jóg mooy jéem a comme lii ñuy def informer nit ñi jàjj leen sensibiliser leen fexe ba ñu xam ñu mel ni Ababacar
mën a toog waxtaan ak nit ñi xamal leen li tax ñu war a génne zakat ak enjeu bi nekk ci kanam. am na commission boo xamante ni moo war a waxtaan xalaat naka la ñuy dajalee zakat parce que loolu aussi il faut que ñu xalaat si parce que tey est-ce que mën nañu permettre na suñu maam yi daan def di dajale zakat ñoom dañ daan dox yenn saay ñu war mbaam waaye léegi fi ñu toll nii tey ci misaal boo ubbi woon compte bancaire ci mutuelle bu gën a jege nit ki mën na dem yóbbu zakatam sans que kenn xam ni mu ngi yóbbu zakatam benn kooku système la waaye système traditionnel bi imam bi moom bi nga xamante ne moo amoon ce rôle traditionnel moom war na mën toujours di continuer ce rôle même ñenn ñi ne sax même les transferts d'argent war nañ ko mën a utiliser pour di collecter la zakat même médias sociaux yi war nañ ko mën a utiliser pour di collecter zakat donc nga gis ni ay xalaat yu bari la ñu war a teg xool yan système moo gën a yell pour ñu mën ci dajale zakat bi donc kooku benn commission la. am na beneen commission boo xamante ni mooy la commission scientifique mooy ñoom Ababacar Laye Bass ak imam yi nga xam ni imam Ndiine Lo bu Cambérène moom moo ko diriger ñoom seen rôle mooy lan parce que ñun ñi xamuñu dara ñun suñu rôle suñu mission du xool kan lañu war a jox loolu ñoom borom xam-xam yi ñoo ko moom moo tax commission boobu commission bu nu tànc la parce que yoon moo waral ñu tànc ko imam Ndiine Lo ak imam yi ci Cambérène ak ñoom Ababacar ñoom ñi nga xamante ni seen xam-xam ci la mat ñoom Libaas Gueye ñoom ñooy toog définir seeni procédure ni ñoom nii la ñuy identifier nii la ñuy séddalee bu heure ba jotee ñoom ñoo koy def en toute discrétion parce que lu mel nii dafa laaj discrétion donc après redistribution bi yomb sans que coow bañ a jub donc commission boobu ñoom ñoo ko yor mu am benn sous commission développement comme sous commission développement boobu la ñu bëgg nag mu réfléchir ci yan stratégie la ñu war a teg en place pour accompagner ñi nga xamante ni mën nañu liggéey te buñ leen jàppalee ci asaka bi ñu dem ba nekk ay joxekatu asaka donc ñooñu tamit ñoo war a toog xalaat ci système bi buñ dee dem ci wàllu bilan bi journée 21 bi ñu toogee dafa ñëpp dégg nañ am nañ fa luñ fa collecté waaye li ñu war a leeral mooy Serigne Cheikh waxoon na ko loolu am na ñu ci joxe seen zakat waaye ñi ci bari ay contribution lañ doon def pour jëmmal initiative bi pour dooleel initiative bi parce que ku mel ni Serigne Cheikh yëkkati na lu am solo man maa ko dimbalee initiative bi ak keneen ak keneen ak keneen boo xoolee liñ fa am ci wàllu espèce ak wàllu chèque war na dem autour de 7,2 millions francs 7,2 millions francs yooyu am na yeneen i promesse yoo xamante ni dañ ko jotagul moo tax mënuñu ko wax waaye ci wàllu nature am nañ fa ay dons en nature yoo xamante ni bu ñu ko exploité ci système bi dina jariñ lool parce que ku mel ni Mame Mbaye Niang dafa maye ay cantines ay places ci marché am place yooyu war nañ ko mën a utiliser pour mu dooleel initiative bi ni ñu koy utiliser nag commission développement boobu dina ci réfléchir pour wax ñu donc yooyu mooy ci wàllu bilan bi li nit ci am wax dëgg yàlla ci journée boobu te boobu ba léegi am na ñu bari ñoo xamante ni depuis lors ñu ngi jël seen zakat di ko yóbbu ci fañ ko war a yóbbu moo tax may dem ci perspective yi mooy fan la ñu jëm léegi comme li ma wax fii ak 2 semaines commission yooyu ma leen wax dañu leen jox ñu war a xalaat initiative bi niñ ko tënke woon ñoom ñoo ko war a tas ba nga xamante ne dinañ ci jëlee benn manuel de procédure maanaam mbir mi naka lay doxee ci début à la fin bu ñu ko tënkee indi ko ba ñu valider ko ci loolu la ñuy doxee waaye pour l'instant ku bëgg joxe sa asaka dañ ni la nga jege ku mel ni imam Ndiine Lo wala imam yi nga xamante ni ñoo nekk Cambérène soo demee jox leen ko ñoom dinañ gisee ak imam Ndiine Lo ak ku ñuy wax As Mbay ci Cambérène ñooñu ñoo yor loolu xool nuñ koy dajalee en attendant que lii di pare
beneen bi ci des ku mel ni Babacar Fall nga xam ne mooy coordonnateur ku ko jox wala Serigne Cheikh aussi ku ko jox wala ñoom Ababacar Lay Baas ku leen jox na la wóor ni ñoom dinañ ko yóbbu fañ ko war a yóbbu léegi ci wàllu perspective dañ ne est-ce que dañuy toog xaar système bi di pare pour ñu door a commencer ñu ne déedéet parce que ñi nekk ci jafe-jafe mënuñu xaar ci biir loolu ci la ñu dégager benn montant forfaitaire boo xamante ni jox nañ ndigal commission scientifique bi nga xamante ni en toute discrétion moo war a gisee néew doole yi pour que ñoom ku ci ñëw indi leen soxla te soxla ba nekk soxla bu jàmp boo xamante ni wóor na leen ni kii mérito na ko ñu compal la ci jox la en attendant que leneen li di pare donc defe naa lii daal ci gàttal laa mënoon a joxe ci information yi nga xamante ni jële woon nañ ko ci comité d'initiative bi ci turu président Babacar Fall ak responsable moral di Serigne Cheikh Mbacké Laye. jërëjëf Seydi Libaas wax ji leer na te it macha allah tënku na yal na sunu borom bi fay la wa tabarakallahu ñëpp ñi nga xam ne it ñi ngi jàppale diine ji ci waar woowu yal na leen sunu borom dooleel yal na leen sunu borom kattanal waaye Seydi Libaas lii jihaad bu rëy la de gis naa ni jihaad bu rëy la te it mbir mi du lu ndaw ndax li tax du lu ndaw man bi ngay wax dama gis ne daanaka baytu maal li ñuy wax baytil maal moom la diine ji nekk ci tànku taxawal ko fa tabarakallahu ndax li tax ma ne baytil maal ndax am na lu fa génn loo xam ni baytil maal day doon alal joo xam ne diine jee koy moom ci biir loolu zakat daf ciy bokk ndax ñooñu nga xam ne dañoo yëkkati matériel may diine ji loolu daanaka alalu diine ji lay doon loolu la ñuy wax waqf te boo xoolee waqf Seyna Issa moo ko fi njëkk a taxawal fii ndax moo sanc kër Yoof ne du sama kër ndax bu ma fi jógee kenn du ko donn këru diine ji la sanc kër Cambérène ne bu ma fi jógee kenn du ko donn këru diine ji la képp kuy xalifa ñu dëkkal la fa diine ji di defar kër ga di ko saytu bi ginnaaw groupement central ñëwee it di toppatoo kër gi di fay courant beeg di fay ndox mi loolu mooy waqf mbokk male tudd nga ko léegi joxe cantine muy sunu mbokk mu baax moom mu tabe lool ci diine ji fa tabarakallahu di Mambay Ñang loolu it ci wàllu waqf lay taxawe dégg naa it keroog ci jotaay bi ñu mujjee def Babacar Fall def promesse ci yëkki valeur boo xamante ni daanaka valeur u 20 millions la ak juróom ci wàllu matériel de menuiserie ne daf koy may diine ji bu ko defee kuréel bii saytu ko ñu wut ay xale menuisier ñoo xam ni ay professionnel lañu ngir ñu gérer loolu di ci mën a liggéey loolu wax fa lay taxawe moo tax ma gis ne daanaka fonds islamique baytul maal mu nga ko firee fonds islamique ci seen perspective yi daanaka foofu ngeen jëm waaye ci ngir nit ñi comprendre rek dañ leen di wax zakat bu ko defee fa tabarakallahu xam naa ni noonu nga ko waxee ci commission scientifique bi bu ñu dajee dinañu xool naka la ñuy articuler ba génn ay concept yoo xam ne dina dëppook yéene yi kilifa yi am ci incha allahu suqali diine ji ci wàllu koom waaye it fa tabarakallahu dekkalaat zakat ndax institution yi financières yi bés bu ñu ko taxawaloon day dem ba ñoom ci seen wàllu bopp dañuy génn waat zakat kon fa tabarakallahu muy liggéey bu rëy boo xam ni dañu tuy sant sunu borom subhanahu wa taala ci ba mu xiirtalee kilifa yu tedd ñu mel ni ki sëñ Cheikh nga xam ni fa tabarakallahu ku nekk gis nga taxawaayam c'est un homme d'idée mais aussi un homme d'action macha allah jëfam ci diine ji ñëpp teg nañ ci seen bët kon damay wax di kilifa diine da ngay indi valeur ajoutée te nag seen Cheikh indi na valeur ajoutée ci diine ji taxawal na ay daara ñëpp di fa jàng mbiru Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaatu wasalaam ñëpp di fa jàng alxuraan ñëpp di fa jàng diine
tawaxal na diine ji waqf ndax cheikh daara yi mu taxawal dana lii diine jee ko moom loolu it kon gis nga ni waqf la kon nga xam ni macha allah yal na ko yàlla jàppale ci mbaaxu bàyyi laay ci war may Seydina Issa ñi nga xam nit ñoo koy jàppale ku mel ni kii Babacar Fall nga xam ni mooy coordonnateur ba ku nekk it gis nga taxawaayam ci diine ji lu xew ñu ne Babacar Fall lépp lu diine ji yëkkati loxo ma nga ca moom it yal na ko yàlla jàppale amiin yaa rabbal aalamiin ki nga xam ni mooy imaam Njiin Loo it fa tabarakallahu ñu ngi koy ñaanal sunu borom subhanahu wa taala gën a dëgëral ay taxawaayam moom it gis nañu taxawaay bi nga xam ni am na ko fa tabarakallahu ci diine ji am na ko ci jumaa Cambérène am na ko it ci kuréel gi nga xam ni taxawal nañu ko ngir suqali diine ji ngir it suqali wàllu zakkaat ci kuréelu Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaatu wassalaam yaakaar gën na feddali kooti it ci ku mel niki sunu nijaay As Mbay ndax ku ci nekk xam nga taxawaayam ci diine ji ci wàllu finance spécialiste la ci ndax inspecteur du trésor la woon kon it gis nañu taxawaay bi mu am boole ko kit gëm gi mu gëm Seydina Limaamu boole ko kit diineem tefesuwu ko foo wax ak moom mu indi ay alxuraan teg foo wax ak moom mu indi hadis teg nga xam ni it boole na njàng mi féete ndeyjoor ak njàng mi féete càmmoñ ñiy bind di féete ndeyjoor ak ñiy bind di féete càmmoñ bu ma ko junjee mooy ñi jàng français ak ñi jàng arab macha allah lëkkale na ñaari xam-xam yooyu it bëgg a boole xam-xam boobu it ngir bëgg a dimbali diine yaakaar gën a feddali ko tiit bu nu fa gisee ku mel ne yow Seydi Libaas ndax ci wàllu communication gis nañ ci sa xereñ gis nañ ci sa dal gis nañ ci sa tey macha allah kon daal ñi ngi am yaakaar ci jaam yàlla yooyu nga xam ni gis nañ leen tudd nga leen léegi ci kuréel gi ku mel ne sunu mbokk sunu xarit Libaas Gay ibnu Mouhamadou Sakhir moom it te foog naa ni bés ba def na fa prestation bu am solo boo xamante ne ni loolu war nañ koy dégtal di ko dégtalaat jaam yàlla yi ngir fa tabarakallahu ñu xam solo gi nga xamante ni moom la zakat am te it liggéey bi dina yomb ndax buñ ko joxee responsabilité ci foofa moom it mu yore présidence su commission scientifique daanaka bu groupement central wuutu fa ku mel ne Baye Ndiine ak Seyna Laay kon liggéey bi incha allahu am nañ ci yaakaar ndax jaam yàlla yii nga xamante ni ñoom lañu ko séqal kon ñi ngi ñaan rek sunu borom yàlla na ci yàlla def najaax mooy réussite ci mbaaxu Baay Laay ci war may Seydina Issa ruullahi alayhi salaatu wassalaam kon foog naa ni foofu la ñuy daaneele waxtaan wi tey sëñ Maxtaar sax daf ñu may ay minutes yu bari émission bi 10 heures la waroon a jeex waaye solo gi mu am tax na mu may ñu fa tabarakallahu xaabaabal astuut waaye Seydi Libaas sa waxtaan leer na macha allah lépp jaar na yoon te it lépp fa tabarakallahu am na fasaaxa am na tënku yal na yàlla def ak dégg yal na yàlla def ak topp lii yal na law ba diine ji suqaliku ci yal na law ba diine ji am ndam na ma ko waxe woon ci sama njaal benn wax rabbi yëkkil diine yëkki saa ba Baay Laay fii dunyaak ëllëg yowmal xiyaam gëm naa nag bu nu boolee xol yi dëppale ko mbokku axlulaahi boo gis xam ni kii sa mbokk la ndax yéen a bokku laahi te pas-pasu diine moo ëpp solo lépp moo ëpp solo pas-pasu deret kon bu nu dëppalee xol yi ponk bi nga xam ne Seydina Limaamu moom la dundalaatoon ñu ñëwaat tegaat sunu tànk fa ka mag ñi tegoon ci fonk zakkat di ko génne kon foog naa ni diine ji dina gën a jëm ca kanam dina gën a suqaliku ndax dina yàlla la lu yàlla defar ba noppi la kenn mënu ko yàq waaye nit mën na caa yàqoo nag waaw kenn mënu ko yàq waaye nit mën na caa yàqoo ci kaw indi ci say pexe ak say mbiru bopp kon fa tabarakallahu yal na nu sunu boroom jàppale ci projet bii ci mébét bii ci yéene bii ba mu sotti ak yeneen mébét yi nga xam ne it kilifa yi am nañu ko ci diine ji ndax sang boo gis ma nga am yéene boo xamante ne nii ci diine ji yéene bu kawe la kon ku ci nekk rek sëpp yéene yal na la ko sunu borom bi subhaanahu wa taala mottalil ci mbaaxu Baay Laay ci war may Seydina Issa ruullahi alayhi salaatu wassalaam kon ñu ngi feddali sunu mbégte ci yow Seydi Libaas di feddali it sunu cant ak sunu ngërëm ci Seydi Maxtaar
yal na ko yàlla jàppale moom it yàlla dooleel ko ci mbaaxu Baay Laay war may Seydina Isaa ruuhullaahi alayhi salaatu wassalaam waaye it sunu mag di président groupement central di Seydina Kane ñu ngi koy ñaanal yan bii nga xam ni moom la ko yàlla yan yal na ko yàlla woyofalal yal na ko ci sunu borom subhanahu wa taala defal ndam ci mbaaxu Baay Laay war may baayam Seydi Abdullahi ibnu Seydina Isaa ruuhullah yàlla mi baax te amuk mbaax yal na nu yàlla baaxal amiin yal na yàlla baaxal sunuy mbir amiin yal na yàlla baaxal sunu adduna amiin yal na yàlla baaxal sunu alaaxira amiin yaa rabbi axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh